ma e loi ji goɗɗi heede élection ji ɗi piiw on noon ko hollata minen ho élection ɗinin woodi he saare he ɗinin holla minen woni mbatta ha bindoɗa he nder liste ji électoral ji ɗi ɗinin holla minen kala hono mbatta ha keɓa carte ma électeur o ɗinin holla yimɓe ɓe kala hono neɗɗo watta ha nattine he liste électoral ji ɗi walla yaltine hen ɗinin holla minen kala kaaleyi mbatteɗo he nder liste ji électoral ji ɗi mbatteɗo he élection ji ɗi horo immoto ɗinin holla minen kala si haala heeɓi hen walla probléme honi réglirte on jarama fogole sereer mexe simna nuun ɓisida nuun xaye code électoral har refu code électoral ten refu a pinda ke na xemanda to a njofana wote ke kam saate fe a leranda itam a ɗadalena wotey te a pinda xale no liste électoral fe nina binte fa nina ɗete loi fu règlement ke carte électeur ke na mbokki juróom ñaari waxtu bu tegal ñaari simili jot na ci rajo wala bokk ci télévision à DTV waxtu xabaar yi la ca gën a fës bokk na ci Pape du Soppi yegsi na ci réew mi moom maître Abdoulaye Wade ñu ngi ko teextu ca aéroport Blaise Diagne mu mel ni lu ñu mel kii di Assane Ba dafa dëggal ni ñay wax ni parti démocratique sénégalais dafay dee loolee amut di ngeen ci ànd ak suñu ndaw ñu teewal jamono ji ca permanence bu parti démocratique sénégalais ci xibaar yi lay doon dana ca bokkit leneen muy waa SAES ñu daal di décréter ñetti fanu grève jàpp ni dañoo indi ak jalgati yi nga xamante ni moo aju ci franchise universitaire yi ginnaaw ba ñu gàntale manifestation yu bëggoon amal ca daara ju kaw ji di ngeen leen teewlu ci xibaar yi dana ca bokkit leneen muy fàttaliku bu mu génnee àdduna ak léegi def fanweeri at ak ñett di Cheikh Anta Diop fàttaliku jëm ci jëmmam taxawaayam la mu bind waral ba kuréel bi ñu woowee carbone 14 ni du fi dañu fexe ba mbindam du fay te it daañu def seen këm kattan ngir nuñu ko doolee daañu ci ànd ak yéen ci xibaar dana ca bokkit journal bi ñu yagleel wàllu campagne fas yéene ci ànd ak Abi Sow abi ginnaaw ba nuyoo ana lan moo nar a gën a fës ci xibaaru campagne bi. ginnaaw fay bi Pape Ousmane Cissé li ci nar a gën a fës mooy rek danañ njëkkee ca Mbacké daal di fay fekk njiital coalition Sonko président buñ fa jógee dem ca Ferlo Tambacounda fekk fa Madické Niang waaye tamit dinañ dem ca diwaanu Ziguinchor foofee Idrissa Seck moo fa nekk dinañ wax itam ci meeting bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall amal na ko foofee ca Matam Pape Ousmane loolee yëpp dinañ ko faram-fàccee ci biir xibaar yi ñu jagleel campagne bi. mu ngoog ci ñaareelu pàcc xibaar yi lay doon mbokk yi neskis ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mbokk yi yegsi na ci réew mi ginnaaw ba mu fësalee ni tey lay doon di maître Abdoulaye Wade waa parti démocratique sénégalais teextu ko ca aéroport Blaise Diagne mu mel ni jamono ji may àddu ngeen di teewlu ñu ñuy wax ni am na ay jàppante yoo xamante ni am na ca Pikine diggante caravane yi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak it ñi nga xamante ni ñoo bokk ca wala bokk ci kujje gi dañu ci ànd ak suñu ndaw di Lansana Diandi mi nekk ci buumu jokkokaay bi Lansana ginnaaw bu ma la nuyoo ndax da ngay dëggal xibaar boobee ci la ñu fësal ni dafa am ay jàppante yu dox ci diggante ay militants ci élection yu ñu ne ca Pikine. Lansana Diandi mu mel ni xëy na dinañ ko am du yàgg dara ci xibaar yi lay doon ci la nga xamante ne ruusandi gum na ca banlieue bu Ndakaaru ca Pikine la ñu wax ni jamono ji ay jàppante dafa fës ci diggante ñi nga xamante ne ñooy militants yi fare ci nguur gi ak it ñi nekkee ci kujje gi ma doon junj sànq ne sunu ndaw doon ñu toppal lu ni mel di Lansana Diandi bu fekkee ni jàppandi na ñu ànd ak moom.
ci buumu jokko kaay bi Lansana Diandi mu mel ni jàppandeegul waaye dañuy dem fi nga xamante ne mooy ca permanence bu parti démocratique sénégalais na ma ko junjee sànq mooy ni maître Abdoulaye Wade yegsi ci réew mi waral ba militants yi di ko xaar foofee ca permanence bi mu mel ni suñu ndaw di Abdoulaye Ndiaye mu nga fa Abdou ginnaaw bi ma la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci taxawaay bàyyeekoo ci militants yi ci li nga xamante ne moo aju ci yegsim ci réew mi di maître Abdoulaye Wade. mu mel ni ba léegi jàppandeegul moom Abdoulaye Ndiaye ak ki nga xam te ne mooy Lansana Diandi du ñàkk ci biir xibaar yi daañu ci dikk yéen nu mu gën a yaatoo mu mel ni laaj bi samp mooy kii di maître Abdoulaye Wade ak kàddu yu mu yëkkati di sàkku ci ñu dàq élection yi wala sax wax ni du am ak ñeneen ci kujje gi ñu doon xaar ñu topp leen ci te loolee amut ndax dafay tekki rek ni dooleem dafa néew ci réew mi moom Abdoulaye Wade ñenn ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi di ay ñuy topp wàllum politique àdduna ci naka ne ñu fare ci parti démocratique sénégalais ku mel ni Assane Ba jàpp ni kuy laam-laami lu ni mel wala nga jàpp loole ni am na daanaka da nga xamut la ñu matee ci réew mi di waa parti démocratique sénégalais dañ ci ànd ak gëstu suñu ndaw di Chantal Badji. ginnaaw ay weer a ngi nii bi mu fi gëjee moom mi ñu duppee Pape du Soppi nar na dellu si waat ci dëkk bi lu ci ëpp ñu daan ko gis muy ànd ak ay leader politique yu bari tey jii néew na wala sax amatul benn leader politique ci wetam ndax ñu ëpp ci ñoom taamu nañu dem ànd ak ay candidat ca jongante présidentielle yi ab laaj daal di samp rek ngir bëgg a xam ndax ki di maître Wade dafa daal di tàggook ay àndandoom. non ñun amuñu allié bu ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñu ngi àndoon ak ñun ba tey ñu tënkoon ni Karim Meïssa Wade mooy suñu candidat ñooñu ñi ngi ñun ba tey moom Diop Decroix partem la yor waaye loolu tekkiwul ni def ñu bàyyee wala def àndatul ak ñun. boo xoolee sax daanaka allié mi yëpp dem nañu lu si des rek mooy ñenn ñi nga xam ne ñoom par fidélité xëy na dañu ànd ak tuuti Ablaye Wade boo xoolee li si ëpp si ñoom jamono ji dañoo dem tafu si ginnaaw Idriss Seck donc dontelee fële ca Versailles recevoir na fa Pape Diop recevoir na fa Atepa Malick Gakou ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñëpp tey jii def nañu choix. moom njiitu PDS di woote ngir ñu neenal vote présidentiel yi ñu jëm bi les analystes politiques di xamle ni ñu ëpp ci militant yi sympathisants yi wala sax responsable yi duñu ànd ci boobu leen ndigal ndax ñu ci bari taamu nañu jàppale ki di Idrissa Seck wala sax Madické Niang. li nga xam ne moo di ay responsable si te teel bu teel am na ñoo xam ne gis nga leen dañoo teel a def déclaration ni ñoom fekkee ji nañu Madické Niang responsable yu bari amaana dinañ nekk si ginnaawam par fidélité waaye gëm naa ne responsable yooyu sax bu ñu yeggee si cappaandaw ga maanaam 24 février dinañu tànn kenn si ñaari candidat yi kan la ñuy votel dégg nga ni Babacar Gaye di baat bu am solo si parti démocratique sénégalais yëkkati na kàddoom ne ñun suñu parti dafa war a jàppale soit Idriss Seck soit Madické Niang parce que ñoo bokk famille libérale. mu doon loo xam ni bile membre bu comité directeur bu PDS nangu ko benn yoon ndax li mu xamle mooy seen wooteeg njiit bi ñoom pare nañu pour jëfe ko. ñu ne ñun dañu liggéey pour que élection bañ am. nañ suñu kanam ñun en tout cas ñooy suñu yoon ñun ñoo ngi ci dëgg te ci dëgg boobu lañ fas yéene nekk. ñu bëri dina ñëw bokk te xaaral tuuti léegi nga gis ni li président Abdoulaye Wade mooy dëgg déggoo benn leader politique déggoo tey benn candidat ci opposition bi bu wax ni la Abdoulaye Wade am wax ma ne su ko def. Maître Wade bokk ci leader politique yi nga xam ni ñoom la ñu gën a sopp ci histoire u Sénégal li ni mel mooy xalaatu analyste politique bi di Abdoulaye Mbow li mu jàpp mooy su bëggee ñu delloowaat ko li nga xam ni moom la yellool dafa war a jàppale kenn ci les candidats yi lu ko mooy rek dafa nar a tasaare baatuk ña féete ci parti démocratique sénégalais. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Chantal Badji ñu jëm ca Kédougou mu mel ni foofe ay jafe-jafe jëm ci wàllum courant ndox mu neex naka noonu it yoon yu baax doon loo xamante ni askan wu fa dëkkee ñu ngi koy ñaawlu mu mel ni lañ cay sàkk bokk na ca yëngatu ñu nemmeeku ci wàllu politique ci candidat yi ñu bàyyee xel loolee nga xamante ni seen ko càkku teef la ñu teewlu leen ci micro suñu ndaw. wàllu ndox ñun fii Kédougou mois de juin. ndox daanaka dootoo ko amati robinet yëpp ay tëj wax dëgg yàlla loolu moom ñëpp xam nañ ak ku ñu goudronneel yoon wi gis nga lii ba ci dëkk bi ku ñu ko goudronneel indi ñu ay làmp nga xam ne yokk tamit gën a yokkaat gën a am na sécurité sax mais gën koo yokkaat ñun daal vraiment loolu la ñuy xaar ci candidat yi vraiment nit ñi sonn nañ de wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañ ku ko wax ak ku ko waxut ci kon nag ñi nga xaar ci candidat yi ñu gën a may population Kédougou
xel parce que Ablaye Wade rek moom musa def fii dara mais ñeneen ñi yëpp wax rek lañu fi nekk defuñu dara Kédougou fii amuñu dara malgré boo xoolee ressources Sénégal yëpp Kédougou fii lay jógee mais Kédougou fii amul dara lañu deful nguur gi deful dara wax rek loolu rek lañu fi nekkee amuñu yoon amuñu ndox chaque jour guddi ak bëccëg courant mu ngi coupé robinet mu ngi coupé te ba pare du ñu wàññi seen factures yi ba pare zones yi liggéeyuñu domaine boo dem da ngay fekk zone Kédougou liggéeyuñu dara jaaru yoon menuisier liggéeyuñu bant bi problème la ci mini waa Kédougou liggéeyuñu. Kédougou bi coono am na fi amul courant amul yoon ci biir Kédougou yoon bi rek yoon moo defar nii ci kii bi goudron loolu rek la moo nekk ci biir Kédougou fii amul ndox amul courant ñun kay coono rek moo nekk ci biir Kédougou ñun kay Kédougou dañu mooy poste du Sénégal mais vraiment Kédougou kay jafe-jafe rek moo nekk fii ñun ñu ngi sonn fii trop jigéen ñu ngi sonn góor ñu ngi sonn. waaye 2012 gars yi dañu dem liggéey or bi da am yaa ngi ne dig liggéey da am mais léegi daanaka foo dem ñu ne fii am na ko moom foo dem fii ñu ne am na ko moom tubaab bee ko moom léegi dañ fay wàcc ay militaire na tubaab bee ko moom yaa ngi dégg fi mu toll nii gars yi amul donc dara lu liggéey. mu nga ñu delluwaat ca la ma doon junj di yegg sekk maître Abdoulaye Wade ci réew mi ca parti démocratique sénégalais militant yaa ngi fa sakkan di ko xaar mu yegg si ca bërëb ba suñu ndaw di ñu toppal boobee xew-xew di Abdoulaye Ndiaye lañ ci àndal Abdoulaye Ndiaye ginnaaw bu ma la nuyoo ana lan lañ mën a jàpp ci li nga xamante ne moo aju ci yegsem xëy na dinañ ci dëkk waaye maa ngi ko doon junj sànq ca banlieue bu Ndakaaru di ay jàppante yu ñu wax ni dañ ko faa nemmeeku suñu ndaw di Lansana Diandi ma nga fa Lansana ginnaaw bu ma la nuyoo da ngay déggal xibaar boobee ñu jotee ni ki léegi ne dafa am ay jàppante ci banlieue bu Ndakaaru ca Pikine. waaw si jamono ji ñu ngi ci buntu Pikine di xaar Abdoulaye Wade ñu ngi koy annoncé mu ngi actuellement si Cap Mbao di ñëw waaye balaa moo ñëw quelques instants ci ginnaaw nag dafa amoon coïncidence bi fi am xaw ma coïncidence la xaw ma provocation laa koy tuddee ndax Awa Niang moo doon def karawaan mu jaar ci buntu Pikine militants yi doon xaar Abdoulaye Wade di leen yuuxu waaye incident bu ñu doon xalaat nag mu doon am ndax taxaw ndax ci muy takk-der yi gendarmerie dañoo taxaw temm di defar circulation bi ba dara amul fii te ci jamono ji nag engouement bu rëy moo fi am di xaar Abdoulaye Wade waaye lu may wax ni ak yow sax mu ngi am benn karawaan xaw ma kan moo fa nekk sax karawaan Benno Bokk Yaakaar la di jógee côté Thiaroye di ñëw buntu Pikine ñu ngi nii di romb dafa mel ni sa ab provocation la nag photo Macky Sall laa si waaw loolu la ñu mën a jàppangu mu Abdoulaye Wade tëramu fu mu toll nii. mu ngoog Lansana balaa ñu lay bàyyi nga wax ñu rek fi nga nekk fan la ak it ci yoon yooyu ñu jaar bu fekkee am nga dara loo xam ci itinéraire bi ñu xam ci yan gox ngay wax noonu ne rëq-rëq yooyu da cee am. waaw amoon na tiitu rek yu ndaw parce que dégg naa ni sa ay confrères ñi ma ko doon wax léegi nii ci Kambaaw dégg naa Abdou Karim Sall ay militants dañoo jéemoon a baare yoon bi bu mu amoon na ay rëq yu ndaw ci jamono bi gendarmerie mu ngi fii di veiller circulation bi pour maanaam coow bañ a am ci diggante ñu bokk ci benn bokk yaakaar yi di romb fii ak ñi xaar Abdoulaye Wade ci jamono ji. mu ngoog ñu lay jaajëfal Lansana Diandi bokk suñu ndaw doot ñu xibaar loolee ñuy njoxt di ay jafe-jafe dox ci diggante militants yi nekk ci kujje gi bokk na ci parti démocrate sénégalais ci yegsem ci réew mi di Pape du Soppi ci ab caravane ba ñu dajal mu mel ni ñi fare ci nguur gi di coalition Benno Bokk Yaakaar moo ci ne mbir yi xewee jamono ji ca Pikine di banlieue bu Ndakaaru daan ci dikk yéen nu mu gën a yaatoo sunu yeneen i jotaay xibaar waa SAES ñoo ko ñaawlu di ay yëngu-yëngu yi ñu bëggoon a amal ca université Cheikh Anta Diop mu mel ni bokk na ca la ñu ñaawlu mooy li ñu wooyee ay franchise universitaire ñu jàpp ni ba ñu doon séddale yow les gilets te ñii di américains yi joxe woon ko te ministre bi ñu dénkoon wàllu kaaraange biir réew mi daal di koy aaye loolee sabab ndaje bi ñu te amal ngir indi ay leeral ci wàllu bi ñu ànd ceeg suñu ndaw di Safiatou Koli. syndicat bu ëmb jàngalekat yu nekk ci daaray kawe yi di naxarlu lu xewoon ci université jëm ci distribution yenn ci ay gilet jagleel ko journaliste yi boobule syndicat nag di ñaawlu ni nga xamante ni noonee la mbir yi demee. na si ay wax kàddu yoo xam ne daal yu ñàkk tegg ñu si dégg te ñu ko teg dafa mooy ñi nga xam ne nekkuñ ci université bi loolu ci luy naan violation franchise universitaire ci la bokk ñu ne comme que loolu la dañ ko naqarul
ñu décréter 48 heures. yooyu la jàngalekat nag di joxañ baaraam directrice bu CESTI waaye it di dànkaafu gouvernement bi. soo waxee ne bëggoo drapeau ci ay gilet alors que ay drapeau américain yu lu jeex ñu ngi ci saaku ceeb yi ngay lay jox doo wax dara drapeau américain ñu ngi ci télé yu ñu lay tabaxali te doo wax dara donc damay xaw a reetaan loo quoi sooy bañ na ngay bañ lépp maa nga nangoo moo tax waxuñu affaire gilet daway ne directrice bi ci boppam nu mu war a gérer situation bi gérer wu ko noonu mais moom lenn xam naa ko si aussi politiciens yi nañu moytu. donte ni jàmm moo ko tax a jóg bii les syndicats nag di xamle ni àndul ak benn yoon lii di ñàkk wormaal ñii di jàngalekat yu nekk ci daaray kawe yi. mu ñu nekk di woote jàmm ba pare di créer conditions yoo xam ne day indi fitna ak naqar bu ñu naqar bi yëpp am na foo xam ne bëgguñu fa yegg ndaxte suñu fa yeggee mën a dem ba ëpp doole université bi mën a dem ba indi leneen. ci ndongo daaree nag boobule grève bu ñaari fan am na li muy gàllankoor ci seen jàng. si am cours da leen perturbé parce que fii day am benn programme bu ñuy établir. grève bi arrangé wuñu ñun ñii di jàng fii waaw parce que xam-xam lañ ñëw ut boo terminé wul programme bi boo jeexalul programme bi da ngay am problème. gannaaw SAES départemental coordination bu nekk Dakar sumb ci xeex bi ñoom nag ñuy wone lu leen métti ci diirum ñaari fan ñu fas yéene banque seeni loxo loolee nag ñu yaakaar ni ñii di njiit yi dinañ ci jël ay leçon ngir li nu mel bu mu amaat ci université bi. Safiatou Koli ci boobee université di daayira ji la ñuy desandi kañu ko dippee di Cheikh Anta Diop ñuy fàttaliku bi mu làqoo ak léegi ni ki tey juróom ñaari fan ci weeru maanaam février bi nekk ci atum 2019 def fanweeri at ak ñett bi mu làqoo waral ba ñu dikkaat ci taxawaayam ci dundam la mu fi bàyyi waral ba kuréel bi wooye seen bopp carbone 14 ne dañ def seen kim kattan doon xeex bi mooy fexe ba ñu jëmmal mbindam boobee ci jàngale ci maanaam ci daara yi nekk ci réew mi waaye fexe ba taxawaay bi mu amoon ci wàllu politique ngir na ñi fi ne mën a am exemple bu ñuy jël ci moom doon la ñu fësal ni ki tey ci bëccëg boobee jëm ci fàttaliku jëmm jooje di Cheikh Anta Diop dañ ci ànd ak Ramatoulaye Diouf ci ay leer. fanweeri fan ak ñett gannaaw ba mu génnee àdduna xam-xamam màccoon ci wàllum politique ci wàllum histoire waaye tamit ci wàllum science Cheikh Anta Diop ñu koy fàttaliku ca l'université ba xam-xam bi nga xamante ne bàyyi na ko fa étudiants yi ñu ngi ciy bay seen waar. liggéey bi nga xam ne àddunaam yëpp daf ko ci def pour ñun loolu ñu reconnaître ko xam ne que liggéey bu màgg la liggéey bu jaari yoon la. ñu def suñu kéemtulaay kàttan ba ñëpp mun ci jot jiital ci xam-xam parce que Cheikh Anta xam-xam la fi bàyyi bàyyiwu fi sant bàyyiwu fi askan bàyyiwu fi leneen xam-xam la fi bàyyi te xam-xam ci la nit ñi di rawante loolu lañ bëgg a jëmmalaat ndax bu ñu waxantee dëgg xam-xam dafa xaw a nax saay tuuti ci daara yu kawe yi muy université yi ñun nag bëggoon nañ xam-xam boobu noonu ñëwaat ndax mu ngi fi waaye nit ñi gën ci bàyyi xel bu baax a baax gën ci gëstu gën ci dox. lu ñu mën a jàpp ci moom. Cheikh Anta mais mi nga xam ne kàngam la taxawu na dëkk bi taxawu na Afrique taxawu na àdduna bi yëpp ñu delloo ko loolu te man ñun jàpp nañ ne loolu moom mérité na ko du pour ñun ay ndongoom lañ wala moom lañ bëgg a doon matuñu ko sax waaye moom yaakaar naa mérité na loolu nañ ko delloo loolu. wante ñàkkub lu ñu ko màndargalee foofee ca l'université ba nekk na xeex bi nga xamante ni mouvement bii di carbone 14 namm na ko amal. am benn taxawaay boo xam ne fulaal Cheikh Anta Diop fii ci université bi defal ko fi benn statut boo xam ne ku fi dugg di nga xam ne ah Cheikh Anta Diop mu ngi nii voilà ñu ko koy xoolee di ko koy fàttalikoo ndax yaakaar naa mérité na loolu bu baax. ci bés bu ñuy màggalee génnub àdduna Cheikh Anta Diop mouvement bii di carbone 14 nag na ma dugg ci bépp pavillon bu nekk foofee ca l'université ba la ka sabab mooy fexe ba wan étudiants yi waaye tamit ñu xamal nit ñi kan mooy Cheikh Anta Diop ak héritage bi nga xamante ni bàyyi na ko fii. Ramatoulaye Diouf ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram xeex lii di diabète ak hypertension waral ba kuréel bi di Sanofi jébbalu tollook bañ ko xayma ci ay jumtukaay ngir xeex loole daanaka jege na fanweeri million ñu ngi ko jébbal lu tollook juróom-ñeent ci ay structure de santé lañ ci jublu mooy fexe ñoom gën a taral xeex bi jëm ci feebar yooyu mu junj ni ki sànq ndaje mi jëm ci jébbal yooyu jumtukaay ñu ngi ko amal ci kanam suñu ndaw di amay mun a ñaan
fii ci Sénégal benn enquête bi nga xam ne STEPS 2015 ma ngay wane ni boo jëlee feebar yi di hypertension artérielle ak li nga xam ne mooy diabète lim bi mi ngay gën a yokk loolu yi moo gën a tax kon laboratoire Sanofi bëgg cee gëstu li ni mel waral sax ñu daal di jagleel lot d'équipement médical ci lu tolloog juróom-ñeent centre de santé xaalis bañ ca dugal nag ëpp na ñaar fukk ak juróom-ñett millions ci suñu xaalis. joxe nañu appareil boo xam ne day tax mesure hémoglobine glycée ak microalbuminurie nii mooy xool ndax rognon yi yàquwul xam nga complication wu diabète day laaj organe bu bari donc appareil yi ñu dolli yëpp pour loolu la li ñu mënoon tey service yooyu gën na mën a am capacité ba mën a gérer complication wu maladie mais li ñu gën a ñor ñun mooy prévention bi il faudrait que ak patients yi seen bopp diabétique xam ne daf leen di gàllal koor ci seen dund. bile équipement médical sax dina mën a tax ñu gën a renforcer plateau technique ay cliniques yi nga xam ne kon ñu ngay faj ci mbirum diabète. Ces cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle sont réparties à travers le territoire sénégalais. si wàllum bërëbu fajukaay yi ñuy toppatoo ñi amee diabète ak hypertension artérielle am na lu tolloog juróom-ñeenti maakaan yoo xam ne taxawal nañ ko si Sikicoor ba si sax fii nii si Ndakaaru si ndimbalu Sanofi te tamit laboratoire yooyu dal leen dooleel bu baax a baax si ay jumtukaay ngir ñu gën a mën a toppatoo ñi amee jàngoro yooyu ma lim léegi. Cérémonie qui, j'en suis sûr, servira à renforcer davantage le plateau technique de ces cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle. loolu tax kon ñoom ministère ba sax ña ngay wax ni jamono ji prise en charge bi nekkul lu gratuite. La prise en charge des maladies chroniques est très très lourde financièrement. Parce que ñi amee feebar yooyu la ngir toppatoo leen dafay laaj ay jumtukaay yu bari rawatina si wàllum koom te tamit am na beneen jafe-jafe ndaxte ay feebar la yoo xam ne duñu wér péng faju la bii sax te mu laaj ci tamit nu woyofal bu baax a baax li siy dem si wàllum paj mi te ñun tamit loolu ñu liggéey di si gën a soññ bu baax suñuy prestataires. Des soins à moindre coût mais des soins de qualité. Nous exigeons à nos prestataires à ce que les prix de nos prestations soient des prix qui soient abordables pour les malades. Et c'est pour ça que bile équipement médical dañ ko jagleel juróom-ñeent ci ay centre de santé waaye it ay clinique du diabète fii ci Ndakaaru rawatina ci yeneen région yi li ni mel dina tax ñu gën a yokk service bi nga xam ne ñoom la ñuy jagleel ña feebar waaye it di leen gunge ngir mu nekk centre d'excellence. jaajëfal ko moom may mun a ñaan yegg si nañ ci pàcc bi ñu jagleel lii di xibaar yi ñeel campagne électorale bi. ñu koy jaajëfal bu baax moom Pape Ousmane Cissé yi la xibaaru campagne yi nag dañ koy doore ak candidat bi di Ousmane Sonko nga xamante ne si amal na meeting foofee ca Mbàkke daanaka askan ba yeewoo foofee ñëpp génnoon nañ ngir tertu ko ca loolee nag moom jiital Sonko président daal na fay leen dig ni rek bis bu ñu ko falee ci boppu réew mi dina fexe rek ba gën a ñoŋal seen nekkin bokk na ci na muy def ba rek ñu mën a jot ci ndox mu set te sell waaye tamit dina fexe ba gën a suqali ñàngum alxuraan ca foofee ñu teewlu Ousmane Sonko Abdoulaye Wadianga moo taataan ay kàddoom ci xeetu njàngale yi am fii ci Sénégal ba xale bu jàng daara ba mokkal alxuraan jóge ci loolu jël téere sax dem jàngi ay téere mu bañ a am tardement aussi ci beneen xeetu njàng boo xam ne bëgg na ko jàng parce que àdduna bi dafa am nu muy doxee waaye loolu suñ koy def muy système boo xam ne dinañu fexe ba intégrer système enseignement religieux bi mu ànd ak beneen système bi dañ koy def ci kaw concertation mooy woote waxtaan bu yaatu ak ñi nga xam ne ñooy nitu daara yi ba ñoom ñu xam ni amul dara luy suñu yéene ci yàq njàngum daara ak njàngum alxuraan bëgg na it andi benn réseau boo xam ne ci désalinisation li tubaab di wax désalinisation mooy ndoxu géej gi am nañu léegi ay xarale yoo xam ne mën nañu génne xorom bi ba ndox mi doon ndox bu ñu mën a naan bëgg nañu tamit ci plan aménagement département bi bëgg nañu defaraat dëkk bi waaye loolu dañ koy def en concertation ak mairie yi parce que nag dëkk dañ koy organiser bëgg nañu defaraat plan d'urbanisation bi ba génne ay espace pour fu oto yi war a daw transport en commun fi mu war a daw
fi ñu war a bàyyil piétons yi ak fi nga xam ne nit mën na war na faa mun a lal pour jaay loolu ci programme aménagement ak restructuration lañ ko dugal. ci meeting boobee nga xamante ne si Ousmane Sonko moo ko doon amal foofee ca Mbàkke ci la juróom-ñaar ci conseillers municipaux ya bokkee ca APR daal di wan ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall ngir rek fekk ji waa coalition Sonko président ci loolee nag ñoom daan nañooy rek fësal seen ànd ak ki nga xamante ne moo di njiital Pastef moom mi nga xamee ni sax daan na dem Diourbel Mbàkke ak Touba ci caravane bi nga xamante ne mu ngi koy amal ngir fësal li nga xamante ne si moo di programme am ñu ànd ci ak Abdoulaye Wadianga. jiitu coalition Sonko président mu ngi wéyal lii di campagne électorale am moom nag dafa demoon fii nga xam ne moom mooy Bawol mu yegg Diourbel nag Ousmane Sonko amal fa ab caravane ci bile dëkk. gannaaw bile étape cortège Ousmane Sonko daal di wutali jëm fi nga xam ne moom mooy Ndindi mu nekk gox boo xam ne mu ngi toll ci ay 20 kilomètres digganteem ak Diourbel dañ ko daal di gàttandu askan bi di ko wax li nga xam ne moom mooy seen jàmbat moom sax dafa daal di jël kaddu ne dina saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la Ndindi di jànkonteel buñ ko falee njiitu réew bu Sénégal. waaye li ñu namm ci Bawol ak potentiel bi am ci Bawol nga xam ne dañoo bëgg réorganiser waat mbay mi d'abord te mbay mi pour mu dox il faut nag ñu xam ni mbay mi mënul dox lu dul def nañu ay industrie mooy ay usine ay visite de proximité nekkoon na loo xam ne tamit Ousmane Sonko amalan na ko ci doxum nemmeeku bu mu doon amal fii ci région bu Diourbel coalition bu Sonko daal di dem foofu nga xam ne moom mooy Daaru Xafuur ci bile dëkk Ousmane Sonko daal di dem nemmeeku kii nga xam ni moom mooy seetu Cheikh Ibrahima Fall bi di Baye Dame Saliou Fall moom nag daal di ñaanal kii di candidat Ousmane Sonko. Inter Sénégal moo ko ñor nga ñaanal ko yàlla le 24 février mu dem palais liggéey Sénégal liggéey Darou Mousti. Darou Mousti moom moo nekkoon bisu campagne bu gën a am solo boo xam ne Ousmane Sonko amal na ko ndaxte mbooloo bu takku moo ko daal di teertu ci jamono jooju sax ay responsable APR jóge ci seen parti ñëw rek ngir jàppale kii di candidat Ousmane Sonko. dama xamul bu ñu waajaloon mbir mi ba ne dañuy def meeting fii Darou Mouhty defe naa meeting boobu dina doon meeting bu kenn mësut a gis ci Sénégal. fépp foo xam ne Ousmane Sonko jaar na fa askan bi teertu na ko ci loolu nag ki nga xam ne moom mooy candidat bi daal di leen xamal lan mooy yéeneyam ci Sénégal moom nag mu ngi sàkku tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñu génn dem jëli seeni carte électeur waaye tamit ñu dem rek participer ci élection présidentielle bi ñu dëgmal. Abdoulaye Wadianga ca jamono joojee ki nga xamante ne si moo di Madické Niang moom nag mu ngi wërwërloo ci dëkkaat yi nekk ci biir Sénégal ginnaaw ba mu demee ca Ferlo moom nag demoon na ca Goudiri Bakel Tambacounda ak Koussanar ak fi nga xamante ne moo di Makoulibanta moom Madické Niang jaare na fa rek xamal askan ba yeewoo ca Fuuta ngir rek ñu wan ginnaaw ki nga xamante ne si moo di njiitu réew mi Macky Sall ndax nag dafa gis ni defu fa dara ñu teewlu ko moom Madické Niang. Macky Sall dafay jëriñoo Fuuta waaye jëriñul Fuuta te bëggul Fuuta Tambacounda aussi jël leen ses responsabilités régime bi fajunu soxla waa Tambacounda ku fi ñëw xam ni coono bu bëri mi ngi fi te fajunu benn soxla kon mbir moomu jar na wax bu baax a baax man nag sama projet jàmm ak xéewal nekk na projet boo xam ni dafay tourner jàppale dëkk yi nga xam ni mooy dëkk yu sori yi jot na alal ji noo jël yëpp di ko yàq jëmale ko ci conseil économique social et environnemental jëmale ko ci au conseil des collectivités territoriales jëmale ko ci commission du dialogue des territoires alal jooju yëpp dama koy foqati delloo ko askan wi jot na ñu delloo yëpp askan wi looloo tax damay tëj institution yooyu yëpp.
askan ba yeewoo ca dëkk yooyee bu ci mel ni que Kanel Bakel Kidira Goudiri ñoom nag ci ay jafe-jafe yu tar la ñuy dundee ndax nag ran-ran bi nga xamante ne dafa toll si ñetti téeméer ak juróom-benn fukki kilomètre bu ñu bëggee dem Tamba dafa metti lool daanaka sax duñu am fu ñu aw loolee nag moo tax ñuy woote wàllu waaye tamit ñaawlu nañ ñàkkum kaaraange bi nga xamante ne dañ koy dund bés bu jot Omar Danso amal na ci ab reportage ñu teewlu ko. candidat bu coalition Madické 2019 mu ngi war gox yi ak goxaani ginnaaw Ourossogui Matam Kanel ak Bakel Madické ñaan daal dina dem Kidira Goudiri naka noonu pour Koussanar Maka Koulibantang ak Tambacounda mu nekk état bu difficile yàqu-yàqu yu bëri na ci yoon bi lu ëpp 360 kilomètres de latérite ak poussière askan bi yeewoo ci yooyu la diwaan di ko ñaawlu. dégg doon kay suba ba jant soo doo mën a ñëw fi am na ñu dee place pour ñu yóbbu leen seen dëkk sax du mën a am ba am na ñu ci mos a rocc ci yàlla ndax man ñàkk mën a egg ci dëkk bi ñuy ñib. chauffeur yi nag sonn nañ sonn goo xam ne nii yoon bi boo fi déparé ci nga war a daw 1 heure de temps da nga koy daw 2 heures de temps wala 3 heures de temps te loolu bokk na ci loo xam ne bu ñu ko ñu safarale ñun danañ ci kontaan lool. ñàkkum kaaraange bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la diwaan dañ koy jànkonteel saa su ne. sàcc yi jur yi amoon fii te léegi bari na fi trop léegi fii bari jur léegi gars yi dañuy sàcc rek vraiment te fii ay sàmm moo fépp dëgg yàlla moo tax daal Sénégal bu mel ne daal ko am sécurité mën a sécurité suñu alal daal vraiment lu am solo daal. kii di l'ancien ministre des affaires étrangères yi la jafe-jafe suñ ko tabbee ci bopp nguur. ma jóge Bakel ba ñëw Tambacounda métti wi gën am doole ma xam ni ñuy wax dëgg yàlla danoo fooyee Sénégal ku yaakaar ni Sénégal rek mooy Dakar soo demee jël 800 milliards nga bëgg a def si 30 kilomètres. askan bi yow ci yooyu la diwaan ñu ngi sakku ci prochain président de la république ngir mu daal di jël en compte seen préoccupation. ñi nga xamante ne ñoo fare ci coalition Idy 2019 ñoom jamono ji ña nga ca Kaarang ca diwaan bu Sikicoor foofee nag Idrissa Seck saafonte na ak askan ba fay yeewoo daan na leen di dig sax bis buñ ko faree ci bopp réew mi dina rek saafara seeni ay jafe-jafe waaye tamit dina leen gestu bu baax a baax ñu teewlu ko moom Idrissa Seck di njiital parti réew mi. fépp fu ñu jaar bi ñu jógee ba léegi mooy problème yi ñu fekk fii rek ñàkk ndox ñàkk infrastructure de base moo xam hôpital moo xam njàng bu baax ñàkk surtout lekk bu assuré ak moo tax ñu defar programme